نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Chers frères et sœurs en la foi, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde en toutes choses. Et en cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de lui faire confiance. Car le musulman ne peut pas, dans cette vie, ne pas avoir confiance en son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cela une obligation sur tous les croyants. Puisque l'homme, dans sa vie, aura besoin de rechercher le bien et de s'éloigner du mal, de rechercher sa subsistance et de s'éloigner parfois de la pauvreté. Mais aussi parfois, il a besoin de se faire guérir de ses maladies. Mais en tout ceci, il a besoin donc d'avoir quelque chose, d'avoir confiance en quelqu'un. Alors il ne le doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est croyant, effectivement. C'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes vraiment croyant. Donc le musulman, le croyant, ne peut pas avoir une confiance aussi que celle qu'elle doit avoir en Allah envers quelqu'un d'autre. Il dit de même dans un autre verset, en parlant de son prophète de manière particulière, mais à toute la communauté de manière générale, quand il dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et place ta confiance en le vivant, qui ne meurt jamais, en faisant allusion à lui-même, Allah, et par sa louange, glorifie-le. Chers frères et sœurs, dans ces mêmes optiques, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Certes, chers frères, cela est une vérité absolue, car, chers croyants, l'homme tel que conçu et façonné par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître de l'univers et de ce qui s'y trouve, a besoin forcément d'un appui dans sa vie globale. De ce fait, il ne peut pas avoir son autosuffisance en quoi que ce soit, si ce n'est envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seul Allah qui peut suffire aux serviteurs. Il n'y a pas une seule créature qui peut satisfaire tout le monde, ou bien même satisfaire une seule personne dans toutes ces demandes. Donc seul Allah est capable de parvenir à faire cela.
Donc, il a si bien dit cela. Chers fidèles musulmans, nous avons dans la vie des prédécesseurs, de nos prédécesseurs, j'allais dire, de nos ancêtres vertueux, en commençant par les compagnons des prophètes, des exemples patents de dévotion, mais de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et cela en toutes circonstances. C'est pour ça, parfois en temps de guerre ou en temps de difficulté, il se rappelait beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce passage du Coran que nous allons vous citer, nous fait mention de ses compagnons et du prophète alayhi salatu wassalam, qui étaient devant les coalisés, les ennemis d'Allah, qui voulaient les combattre, et que d'autres gens leur disent que, oh vous, est-ce que vous savez que les gens se sont complotés contre vous? Et Allah a dit que cela ne leur a augmenté que la confiance en Allah. Et il dit à propos de ces coalisés, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et quand les croyants virent les coalisés, ils disent, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, son messager, nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit qu'accroître leur confiance et leur soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces gens-là qui sont les exemples. Nous devons tirer notre système de vie sur ces compagnons qu'on appelle as-salaf as-salih, et que malheureusement d'autres gens veulent caricaturer afin que nous voyions en eux le mal, alors que ce sont eux les exemples. Comment on peut vivre l'islam sans se référer aux ancêtres qui l'ont reçu à la source, à l'état pur, comme un journaliste qui reçoit des informations à chaud. Eux, ils ont reçu le message à chaud, à la source. Donc, ce sont eux les modèles. Nous devons impérativement les suivre si nous voulons avoir une place, en tout cas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours dans ce même sens de atawakkul ala Allah, le fait d'avoir confiance en Allah. Le prophète, pour nous tranquilliser, pour montrer que le musulman doit être tranquille dans sa vie, doit être paisible, ne doit pas être quelqu'un de vraiment pressé, qui en toutes circonstances ne se calme pas, ne se réfère pas à sa religion. Le prophète sallam, pour nous éloigner de ces mauvaises habitudes, nous montre que le musulman dans sa vie, ou bien l'homme en particulier, doit être quelqu'un de serein quant à la recherche de la subsistance, parce que ça nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous dit, en guise d'exemple, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ يَغْدُو بِطَانًا وَيَرْجُو تَغْدُو حِمَاسًا وَتَرْجِعُ بِطَانًا أو كما قال. Il nous dit, si vous les croyants, si vous les hommes en particulier, en général plutôt, vous fixiez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner votre subsistance à l'image de l'oiseau qui, le matin, bat ses ailes pour aller trouver de la nourriture en ayant le ventre vide, rien du tout dans le ventre. Mais que le soir, quand il revient, vous le voyez avec un ventre plein de nourriture. Il nous dit donc, à l'instar de cet oiseau, si vous les humains, vous avez votre confiance, si vous placez votre confiance en Allah de la manière la plus parfaite, Allah vous donnera votre subsistance comme il l'a donné à cet oiseau-là. Donc, il suffit donc d'avoir confiance en Allah, d'avoir la fermeté dans sa confiance et de savoir que tout ce que nous voulons peut nous venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que même tout ce que nous avons, et même si ça passe par quelqu'un d'autre,
nous vient d'Allah, parce qu'il nous a bien dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ça peut passer par quelqu'un, mais ce que nous avons dans cette vie-là nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, renouvelons donc notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, et dans sa façon d'enseigner la religion la plus parfaite, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne une invocation à dire le matin même avant de sortir de chez soi. Je dis le matin parce que d'habitude on sort le soir, mais en sortant de chez soi, on doit réciter cette invocation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc, en sortant, dites ceci, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من المتوكلين. أقول ما تسمعون عباد الله وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ñu ngi sant yàlla subhanahu wa ta'ala sant gu yelloo ak màggaayam ak dayoom di seede ne amul kenn ku yeyoo jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa ta'ala di seede ni tamit Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom mooy ki mujj ci ndaw yi nga xam ni yónni na ko ci xeet yi. moom nag Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu daal di jël yónnee boobu ko yàlla yónni daal di koy motale ni mu gën a rafete fa addal amaana mu jël kóolite bi yàlla joxoon mu daal di koy jox ña nga xam ne ci ñoom la jëm te mooy ñun ñii di nit ñi ak jinne yi. wa nasaxal umma bàyyiwul xeet wi rek ñu nekk ci lu leen di lor waaye da leen a laaxe biir da leen a conseillé teg leen ci li nga xam ne buñ ci jaaree rek seen àdduna dana yéwén waaye seen yowmal qiyaam dana nekk naataange ba faw yal nañu ko yàlla defal. wa kashafa al ghumma waaye tamit lu fi waroon a nekk di lëndëmal ay bët ba duñu gis dëgg dindi na ko ba gët yi mën a xool xam ne lii mooy dëgg al furqaan bayna xaq wal baatil loolu yëpp yonente bi alayhi salaam maanaam taxawee na ko. wa kashafa al ghumma wa nasaha al umma wa tarakaha ala mahajjatin bayda daf ñoo bàyyi nag moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla wàcc ci moom ay leeram daf ñoo bàyyi ci lu leer naññ loo xamante ni mënuñoo xàmme sa gudd ak bëccëg yi ndax lépp bokk leer te loolu mooy lan islam bii nga xam ne daf koo jàngale teg ko ci sunnaam bi nga xamante ni ku boole Qur'an ak sunna rek yow da ngay nekk ci mahajjatul bayda boobu nga xamante ni ku ci tegu mani la doo mën a sànk benn yoon ndax it loolu mooy la yàlla joxe ngir ñu mun cee jaar jub kon kooku yàlla nañu ko yàlla fayal. waaye mbokk yi moom di Muhammad lépp loo xam ne jullit mi ngi koy jëfe digganteem ak boroomam misaal bi mooy ci moom nga koy royee. moom moo yoroon ay saxaabaam alquran di wàcc ci jamono boobu ñu koy dund ci jamono bi gën a diis di gën a jafe waaye ñoom yonente bi da leen a yaroon ci ngëm yàlla goo xam ne ngëm yàlla googu du loo xamante ni day dengi ndax it ngëm yàlla day yéeg a ko wàcc waaye ñu defar seen ngëm yàlla ba loolu yóbbe leen ñu daal di am kóolute ci borom bi subhanahu wa taala wërbatiku nag jël seeni mbir yëpp delloo ko maanaam mu daal di nekk koo xam ne moo leen di doy képp wuuteeg nag li nga xamante ni léeg-léeg mun nay nekk dëgg nag léeg-léeg waaye doomu aadama dina koy wax waaye waru woon a demee noonu naan nit ñi gëm nañu yàlla waaye dañ ko wóoluwul wax jooju de jar na seetaat fu ngëm amul kóolute du ngëm loolu moom du ngëm al imaanu bila yaqinin wala tawakkulin laysa bi imaanin loolu mënut a nekk sa ngëm ki nga gëm kay da nga koy wóolu rek yàlla moom da nga koy gëm ba lépp mot wala nga bañ koo gëm defaraat sa gëm ba mu mot nga xam ne yaa ngi soog a nekk julli waaye nag ci kóolute boobu ñuy wax noonu bi ñu war a am suñu diggante ak borom bi ba suñu lépp ñu jox ko dénk ko wékk ko ci moom ma ni loolu moo nekkoon solo suñu xutba bii mu mel ni mbokk yi doomu aadama ci ni ko yàlla subhanahu wa taala bindee mënul dund te du am soxla mënul dund te léeg-léeg du bëgg lay lore mu mucc ca lay jariñ mu daal di cay jot léeg-léeg mënul mucc ci loolu dundam loolu rek la ci diggante daw lu koy lor ak am li koy jariñ yal nañu yàlla may li ñuy jariñ waaye tamit ci diggante lu mu dugg daal di ci am ndam ci diggante lan feebar bu ko dal mu daal di ciy génn ak wér ci diggante mucc ci
maanaam li nga xamante ni mooy xat-xatu àdduna waaye yooyu mbir bu fekkee ni gëm na ni da cee war a def effort am ku ko ci dimbali kenn képp la war a mën a doon te mooy yàlla subhanahu wa taala kon nag looloo waral nag yàlla ca boppam mu daal di jël ak tawakkul def ko mu nekk laazim loo xamante ni la budda minhu fi xayaatul muslim mu def ko mu nekk obligation pour que nit ki mën a nekk dëgg-dëgg jullit parce que du la bàyyi nga gëm ko te doo ko wóolu wala ngay delluwaat ci moom pour mu fajale say soxla wala ngay wékk say mbir ci moom parce que boo ko gëmee di wéeru ci keneen bu boobaa moom dalay bàyyi ak loolu te yàlla bëggul loo xam ne daf ñuy lor moo tax mu digal ñu ne wakkilu ci yàlla lu ñu war la ñun jullit ñi bu fekkee nag gëm nañu yàlla nan la ko waxee ci anam bu set wi ci leer naññ bilaa tafsilin mu ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin yàlla mu ne yàlla kese ci moom ngeen di war di wakkilu mais nag bi charte bu fekkee ni gëm ngeen ni ay jullit ngeen jullit moom bu ko wóoree ni gëm na ni ak julliteem moo ko ñor te bëggul nax boppam buy demee bay am fu muy wakkilu fu muy wéeru xanaa ci yàlla rek lay dellu mais du dellu ci keneen waaye nag jarut a dund ay misaal gis nañ ni safaanu loolu am na ci kaw suuf safaanu wéeru ci keneen yaakaar ni mënal na la safaanu wéeru ci leneen yaakaar ni mënal na la ka ngay wéeru ca moom ak la ngay wéeru ca moom yéen ak loolu yëpp yàlla mooy kii di mën a fecc seeni soxla xanaa kon kay yomb nañu daal di dellu ci yàlla jaamu ko am ci beneen pay mooy nga def tawakkul mu nekk iman mu nekk ibada ndax yàlla li mu digle lépp day nekk jaamu ko day nekk ibada kon mu bind la ci tiyaaba wëlbatiku nag fejal la ci say soxla ndax la mu fejal la say soxla ndax yàlla mu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu man yàlla de ku wéeru ci man ba ma doy la képp boo kontaanee boo tiitee boo amee boo ñàkkee boo wéetee bu ñëpp nekkee ci sa kanam man kese nga delloo mbir yooyu yëpp sa kóolute ci man nga koy delloo mu ne ku ko def rek man yàlla dinaa la doy sëkk te yàlla nag mbokk yi ku mu doy nag maanaam koo xam ne loo soxla mu taxawu la ca yaakaar naa kooku nag sa xel war na daal mooy wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu mbokk yi ngir yàlla li yàlla moom ci ñun nañ ko delloo li mbindeef yi moom war a am ci ñun ñu jox leen ca lañ ci am mais li yàlla moom ngir yàlla nañ ko delloo ngal la waaye bu ñuy jël ak yàlla di ko jox keneen wala loo xam ni boo ko joxee nit ki xam nga ni mënu ko nga ko koy jéem a jox la gën a yomb mooy nga daal di koy delloo borom bi mu nekkal la tuyaaba nekkal la lu lay muccal ci bàkkaar ndax it jël sa confiance sa kóolute yóbbu ko ci kudul yàlla da lay jural bàkkaar da lay jural merub yàlla waaye nag il faut faire la part des choses tekkiwul mukk nag sa mbokk jullit bii mën na la loo xam ne yàllaa ko may mu mën la cee dimbali nga dem di ko sàkku ci moom waxuñu loolu de li ñuy wax pour muy leer mooy li yàlla di bañ lépp ñu koy defal ay mindeef ndax moom kese moo ko moom te mu am yoo xam ne mënoon nañ ko defal mindeef ndax yàlla may na leen ko loolu bu ci yàlla di wax dafa am nañ koy déggee lu mel ni bu yàlla ne waroo yaakaar ku dul yàlla tekkiwul ni nag yàlla moom kese nga war a mun a yaakaar mu fecc sa soxla mais yàlla la mu may doomu aadama mu mën ko ndax yàlla moo ko mën loo loolu boo demee di ko ut ci moom loolu laa ba'sa bi loolu kenn wax ko mais li ñuy wax mooy lan bokk julli ñu loolu leer la yàlla di wax yàlla ay waxam musta lëndëm dafa bëgg a wax ne li nga xam ne man yàlla man kese maa ko mën lu mel ni lore ak dundal ak rey ak réussir ci àdduna ak ñàkk a réussir ak yu mel noonu yooyu la yàlla ni ku ko yaakaar ci keneen yaa ngi bokkaale mais nga war a dem Dakar amoo paas boo ko ñaanee ki la tane mu may la ko moo tax nit ñi léeg-léeg bu ñu bëggee jaxase diine yàlla ji dañuy extrapoler di wax ay wax yow mi dëgg-dëgg yow boo ko dégloo sax da nga naan ñii vraiment caaxaan moo leen tax di jóg parce que dañuy jéem a brouiller xelu doomu aadama yi yàlla li muy wax dafa leer xam ngeen buur bu toll nii yàlla du wax muy ñàkk leer subhaanahu kon li mu bëgg a wax mooy loo xam ne moom kese moo ko mën boo ko ñaanee ku dul moom yaa ngi koy tooñ yaa ngi bokkaale loolu lay wax ji di tekki nag mais am na loo xam ne nit da koy defal nit ndax yàlla moo leen ko baaxee ñu ëppale yàlla mu ne mu gënee la ñenn ñi ci ñeneen ñi am ñu ëppale am ñu néew la kon loolu yàlla waxu ko li muy wax mooy li nga xam ne kenn mënu ko ku dul yàlla boo ko sàkkoo ci keneen yaa ngi bokkaale yàlla nga nangu ko nga bañ ko nangu nag foofu mooy wax ji nag parce que nit ñi léeg-léeg ñuy def ba pare ne ñoom li ñuy def ñoom am nañ ci sañ-sañ kenn amul fi sañ-sañ lu dul la yàlla wax nañ ko def kaw suuf ku fiy def naan je suis libre liberté amul ci kaw suuf parce que dañuy delluwaat ci yàlla mu xisaab mu bu ñuy xisaab boo fi jógee ban liberté nga am faisons attention avec cette notion de liberté le musulman doit faire attention avec cette notion de liberté en toute chose on parle de liberté maintenant mais c'est très grave pour un musulman qui se dit libre en toute chose c'est quel type de musulman c'est là
Où est la soumission dans ce cas? Comment on peut se soumettre et être libre? Archi faux. ñun dañoo ilif ki ñu ilif mooy rabbu samawati wal ard loolu dafa war a leer ci ñun de yal nañu yàlla jubal mbokk yi ci tënk ñu xam ni am nañu royuwaay ci ñoo xamante ne ñoo gënoon gëm yàlla ci xeet yi am nañu royuwaay ci ñoo xam ne ñoo gënoon jël seen bopp jox yàlla tam ñooñu mooy yonente bi ak i saxaabaam ñoo ci jiitu moo tax ba ñu demee ba nga xamante ni noonu yi gis na ni ñii li ñu indi mooy leer te mooy leeral kaw suuf te buñ leen bàyyee caaxaan dina fi jógee comme la yàlla wax qul jaa al haqq wa zahaqa al baatil ñu xam ni foofu mooy mbir mi te loolu mooy dëgg sax kaw suuf si lu mu yàgg-yàgg dëgg moo koy ilif mu neex chi na aw abay naa mu neex ñoo ko mu naqali ñu quitte à ce que nag les gens dépensent tout ce qu'ils ont comme moyen et force nébuleuse ou non nañu làqate nañu fësal mais diine yàlla ji ku koy xeex yaa koy may doole diine ji nag loolu moo ci doy waar ku koy xeex rek moo koy may doole parce que boo ko laalee rek yàlla daal di koy dooleel kon force yi nekk ci à l'ombre tapis à l'ombre di xeex islam bi ci anam bu mu mën a doon di diaboliser islam ni da ngay dem ba da ngay toog naan ñii xanaa dañu fa ni nit ñi amuñu xel di xalaat mais yal nañu yàlla musal ci ñoom waaye nag lu mel noonu amoon na fi musu fee deñ dëgg ak caaxaan dañoo musa xeex ci kaw suuf nag te noonu la ñuy xeexee ba ilaa yawmi diin ah kay yow ni nga bëggee leeral dëgg noonu la am koo xamante ni moom pare na pour bakkanam pour leeral caaxaan pare na pour def si alalam bàyyi ay nelawam bàyyi léppam kon yow mi nekk ci dëgg sa dëgg war naa la jaral lu ne di isni yal nañu ko yàlla defal kon ñooñu nag ñu tënkee loolu suñu xutba mbokk yi mooy ba ñu demee ba jàkkaar ak noonu yoo xamante ni leer googu war a leeral suuf la ñu bëgg a ne fay ca cosaan muy coalisé yi ay yéefar yu booloo woon def seeni force benn ñëw ne dañuy faat yonente bi nga xam ne buñ ko faatee kenn du ne ñii ñoo ko faat dem naan rek ay nit a ko faat kenn du xam kan la yàlla mu ne ba ñu demee ba jàkkaarloog ñooñu yàlla di nettali mu ne wala maa raa al muminuuna al ahzaaba qaalu haza ma aada allah wa rasuluhu bi ñu demee ba jàkkaarloog ñooñu dañ lii de mooy la ñu yàlla digoon ak maanaam yonente Muhammad alayhi salaatu wasalaam lu mu leen digoon que ni yàlla dina leen dimbali ci kanamu noonu ñoom ba ñu demee ba jàkkaarloo nooñu nag ñu ne lii la ñu yàlla digaloon ndax yàlla da leen a may ndam ca jamono jooju ca jàkkaarloo boobu yàlla da leen a may maanaam ndam lañ ca teg mooy wa sadaqa allahu wa rasuluhu ñu ne yàlla la mu waxoon dëggu na la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon dëggu na mbokk yi xutba bi dinañ ko tënk ndax waxtu waaye am na loo xam ne jullit da koy war di bàyyi xel ci misaal rek ngeen jéggal ñu mooy xool leen dëggu bi nga xam ni saxaaba yi dañ ko amoon ci yonente bi musul wax ñu sikki sàkka xool leen lu gën a doy waar li ñuy wax ni mooy yonente bi alayhi salaam toog na ak saxaabaam am benn nit ku dugg mu ne kii nitu aljanna la am koo xam ni ci jullit ñi la bokkoon jamono ñëw mu ne nitu sawara la saxaaba yi jaaxle te ci saxaaba yi la bokkoon wala boog ci mbooloo bi la doon ànd saxaaba yi yéemu ci li yonente bi ne kooku nitu sawara la yéeme na te muy julli di def yëpp ak ñoom mais xamuñu de mais gëm nañu xamuñu waaye gëm nañu loolu dafa bokk ci gëm yonente tasdiquhu fi ma axbar ba ñu demee ba jihaad am ba ñu jàkkaarloo ak noonu yàlla mi dara teewul kookee yonente bi doon junj ñu daal di koy gaañ blessure bu metti mais ba mu demee ba mënatul muñ mu yeggali boppam mu daal di lan mu xaru mu faat boppam dafa jël jaaseem rek tëdd ca daal di faat saxaaba yi ko gis yëpp di kàbbat di takbiir xam nga lu taxoon loolu wane nii waxu yonente bu jaas bu deñ lu mu wax rek xaar ko rek mais day ñëw ñoom noonu la ñu gëme woon yonente ba ñu gisee loolu seen gëm yàlla dafa gën a yokk ñu xam ne yonente bu xasee bu wax comme waxu mag moo du fanaan àll waaw waxu yàlla ak yonente bi waxu mag la ñuy wax Sénégal ne nu fanaan àll ki bind mag nag ak ki ñu yónni ci mag mu yàlla ak yonente bi alayhi salaatu salaam mbokk yi nañu ragal borom bi kon yàlla may leen ndam xam ngeen luñ ci teg yàlla luñ ci teg mu ne wa maa zaaduhum illaa imaanan wa taslima mu ne loolu ñu def noonu yàqare bi waroon am dafa mujj wëlbatiku yokku leen ngëm yàlla ak jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala gën koo gëm kon mbokk yi nañu góorgóorlu delloo suñu bopp ci borom bi te xam ne yonente bi nag dañu li ñuy jàppale li ñu wax luy yéwalal suñu dund moo tax mu jàngal ñu ci ñun bu ñuy génn suñu kër yi nañu delloo suñu confiance boobu ci yàlla yeesal kóllëre bi ñu am ci yàlla ak kóolute bi ñu am ci moom mu ne la yow jullit bi booy génn sa kër na nga ne bismillah tudd naa turu borom bi tawakkaltu ala allah wéeru naa ci yàlla dégg naa ko sama bopp wala xawla amul kenn ku am pexe wala quwwata amul kenn ku am kattan illa billah lu dul yàlla subhanahu wa taala lii de boo ko waxee te gëm ko da ngay génn sa kër delluwaat sa kër ci jàmm illa ma sha allah lu dul ne yàlla moo ko namoon ci yow leneen lu dul loolu
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوفنا الله جميعا وأنت راض عنا اللهم اجعلنا من المتوكلين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله